yow xoolal alaaji booy wax yooyu du xoolal du si bëgg sax du si bëgg sax. wala yow daal waaye ñun am nañ droit wax y' a pas match daal. ñun am nañ droit wax. ku naaw a neex sax. mais si toute l'opposition se réunit autour de votre personne. mais. maire Ba man fii ni ma ko waxee fii. jox naa ko carte. grande coalition bi sax yow nañu jàppale. ma ne grande coalition bi sax yow nañu jàppale. waaw grande coalition moom la ñuy jiital. bañ laaj ma ko. grande coalition locale. mais du doon ci télé bi. ah buñ ma ko laajee ay Walf ak ay TFM yooyu. loolu dinañ la invité. non et puis loolu yàggatul. il faut ñu jël. waaw Birame Touré dina la jël toute la vérité. incha allah. mais télé bii moom. correct laay bañ mu dal suñu kaw correct. Birame Touré dina la jël. toute la vérité déontologie. wala may mën a fay invité la. waaw ba tey waaw d' accord. waaw c'est un plateau. d' accord voilà gars yi naan gars yi matinalam bi lay jël di si. waaw photo yi moom par force la. waaw par force RTS ma lay def photo may def photo waaw. bu ñu neexee def. non kii fii ma 7h30 moom. Siré ba 8h. maay priorité. yaa borom. titre waaw foncier. xoolal Bougane day xaar Macky day xaar ñëppay xaar punkal mee fi ne ba keroog ma fi jógee loolu moom bu yeboo moom Bougane teel koo dugal sa bopp looy lijjanti moom bu yeboo nga teel koo lijjanti 6h30 ba 7h bu ma ñëwee c'est que fii moom maay dirigé Siré nuyu naa la le grand-mère nuyu naa la baax waay te ma boole ki lay ñaawal Birahim nga ne moo gën ci yow de c'est le maire Birahim Limina xam nga foofu ci loo ne ana waa koñ ba waa géej waay ñu ngi géré. oui c'est bon ñu ngi waaj. waaw ñu ngi waaj. ñu ngi ci wàccaay wala stratégie lañ ne. ñanti. gis nga kii non ñooñu man du ma leen tudd. wuy ma Siré xam nga mooy indi l'observateur damay delluwaat après fa la ci tribune Siré dafa ne. du la fi andi. actuellement. président Macky Sall ci li mu ne. mooy wàllum élection yi côté politique. waaye tamit dafay semblé ne. bagages yi da koo dépassé. te noonu la Siré wax. gis nga dafa am fii ñaari expression yoo xam ne Macky dund ko Siré Moubarak Lô ci lu jëm ci wàllum cherté des prix à la consommation dafa ne gouverner c'est également décider en toute responsabilité en ne se souciant que de l'intérêt national. gis nga kii gis nga waa ji non seulement gouverner wul ak responsabilité déggoo ma de. Macky seetlul benn affaire saa yi bu gaa yi yuuxoo soit mu dellu ginnaaw bu gaa yi yuuxulee mu nekk ci lu ko neex loolu mooy wane ne kon moom moomul boppam de téewul affaire bi ak l'autorité. pouvoir de la décision. merci beaucoup xam nga Macky Sall kañ lay wane le pouvoir de la décision waaw l'autorité xam nga kañ la koy wane su amee bis bii rek ay jafe-jafe ak Karim Khalifa Sonko bu naree dee rek moom foofu moom day gumba taxlu fii mu wax lan en ne se souciant que de l'intérêt national mooy li nga wax sànq naan affaire yi da ko daana dépassé wu Badou. yow kii daa yëngu yëgul sax ni njëg yi yokku na kii li daloon Abdou Diouf a ko dal riir mee bari dund gi seer na rek sa waay xoolal mu ne nañ leen lalli taxi yi ci suukar si dugg na fi gën a mais taxi avant moo ñëw dafa am lu ko jiitu suukar si temps yi passé déggoo mu raar déggoo ñu ne dafa raar dafa jafe bu mokk bi waaw yéegal ay enchère la woon mosu fee ñàkk te dinaa la wax le pourquoi ci biir revue des titres ak ñaata tonne de sucre moo am fii ci magasin yi compagnie sucrière sénégalaise sajuñu loolu de xanaa xaaral ma ñëw termine yéene kaa ñëw ak ci coalition bu mag bi ñu doon wax ne opposition bi moom la taxawal mooy Sonko xaaf PUR ak waa parti démocratique sénégalais ñu ne Bougane Gueye Dany lu tolloo fanweer ci ay parti ak ay mouvement délégué nañ ko nee nañ ko jox nañ la carte blanche demal bokk ci biir coalition bi gay l'original bi nekkoon tamit APR parcelle moom it dem na fekk ji waa gëm sa bopp ca jamono joojee ñu nekkee ci wàllum politique nag juróom ñoo lab ca inondation yi ci Touba foofu moom dafa yéen Papa Diop ancien maire de Dakar ci wérante gi jàppal bàyyi mi ngi ne taxawaayu médiateur opposition bi del nee nañ ko xam naa ne yow daal boo doxalee gars yi daal di lay fekk si boo wootee xam nga nag investiture yi dafa nar a metti de
lii parce que yooyu grand yi doon def xeewi na Birahim ay non ñun grand yi la ñuy xaar grand yi la ñuy xaar kaay ma wax la benn affaire ay gox yu bëree bëri boo leen yaakaaree ne dinañ leen xaar ak ñan lañ tuddee grand yi juum ngeen rouge. bu toog di xaar ay waa PDS ak ay Sonko ak ay xawma Xalifa na yee xaar amatul. grand yi la ñuy xaar que signifie grand yi la ñuy xaar. xaar amatul. li xew géejawaay bu ko waa géejawaay yeggewul Sonko nu mu koy xame li xew géejawaay xalifa si nekk géejawaay bu ñu ko waxulee xalifa nu mu koy xame la xew géejawaay waa géejawaay bu ñu ko waxulee PDS bu ñu ko waxulee Karim nu mu koy xame yéen décidé de Walfadjri ñëw ak ñun ci Pastef PDS ak taxaw alliance bi dañoo nekk ci guddi gu bët setagul en sursis la ñu ne mu ne une épée de Damoclès sur la tête de Sonko xaaf ak Karim ñetti ñi. ñaar ñii buur da leen a éliminé. Karima xaaf. ñaari kaay code électoral da leen a éliminé yoon éliminé leen. cey. déggoo ma de. mais du ñu ànd de. kii yat la ñu teg ci kawam jaasi mooy épée de Damoclès bii nga dégg kii moo ko moom waaye ñaar ñii moom teguñ sax jaasi seen digg bopp waaye dañ leen a cor. non dëgg la. dëgg la parce que mënuñu bokk élection. non mais Khalifa Sall ak Karim ñooñu kuttu nañ leen. ñoo falu mënuñoo fale. mënuñu fal. mënuñu fale déglul de. mënuñu falu mënuñu fal te mënuñu fale. cey mënuñ ci benn. déggoo ma de. te mënuñu for lii tamit. non. ndax fi bari. mënuñu folli mënuñu fal mënuñu fale te mënuñu falu. waa xanaa lii mooy tës. romb na tës kay. kon kooku dañ koo éliminer. bopp bi lañ dagg. ñoom ñaar. kii di Sonko nag actuellement nii expression une épée de Damoclès moo ko moom. si banc bi toog. nii lañ def jaasi ci kaw bopp bi. wuy ma dof bi duggoon ci biir jumaa ji. gaa yi teg seen jë. ca suuf mu ne si gidee. def si yóbbu yàgg. voilà si gidee dof ba dugg na ca biir jumaa ja si gidee. ñëw sëgg bañ a sëgg. subhaana rabbil axlaaji mel ni tulleeg male te normalement minimum 3 nga war a laal ñenn ñi ne boo continuer dagan na nga dem mooy guddal julli gën a gàtt ñetti subhaana rabbil axlaa waaye bi dof bi duggee ci biir jumaa ji ne sigi dee gars yi presque laal nañ ve subhaana rabbil axlaa ba pare dof bi dafa ne ku siggi si gaale woo juróom ma dagg sa bopp waa ji bu wokk imam bi ne ko imam yoroo foofu juróom mu ne ko bi may siggee laa yor. dégg nga mais professeur Moussa Diaw Momar Diong nee na ñoom ñëpp kenn mënu cee nekk candidat excepté Barth déglul de Barthélémy Dias te et attention Barth sax magaat dossier ñu làq waaw Dias du koo tiim waaye en tout cas loolu la wax na ñoom ñëpp waaye ñaar ñii ak li ñuy kottu seen bopp yëpp peut-être présidentiel la loolu di gën a am effet que local gis nga local yi Karim bu ñëwoon xaaf ñëw ñu bokk ci cortège rek neex na kumbal guerre bi. ah non parce que nag Khalifa Sall nag lii la Macky Sall doon bañ ci élection député yi ci Ndakaaru xaaf mu bokk ci cortège rek campagne bi. ah loolu nag lëf la ok ngir la lu rëy. Karim Wade mu bokk ci cortège rek woote naag wootewul falu na folliwul falewul mënta falu yooyu at du def dara ci carte gi ci élection locale lu dul lu positif donc bu bokkee bu bokkul ñàkk teew ñàkkaari teew loolu tey Walf fi mu génn nooy Walf tey fi mu génn nooy dégg nga loolu Vox Populi ñëw ak ñun ci juróom ñoo xam ne dañoo faatu ca Touba fa yàllaaw juróom yoo xam ni faatu nañu ca Touba ci wàllum inondation yi Macky Sall nag dem na delloo njukkal kii di maître Aline Badara Cissé dégg nga loolu xam nga gis nga sud fi mu génn biraay manifestation contre le pouvoir en place contestation citoyenne ou politique dafa ne citoyenne fii ne ou waxul mais ou politique quand la rue scrute la gouvernance gis nga
man journal bi ci biir nee na manifestation yàgg na fi. 68 1994 ak policier ak Moussa Sy ak Ablaye Wade dégg 88 dégg nga loolu ba ci 23 juin. tey. ndekkilig bu toog ba bés départ Ablaye Wade journal ba yemu ca li fi xew barki dee moo ñaay. dégg waaw dégg léegi nag gis nga mbedd mi léegi-léegi ñu poussé gouvernement ba mu su ko jébalu gis nga njëg yu seer yi nga xam ne nee nañu dindi nañ taxe bi ci suukar si mais lan moo ko waral temps yi yaa ngi gis publication dund bi dafa seer dund bi dafa seer dund bi dafa seer source a nañu waaye gis nga ngir bëgg njëgal suukar si wàññeeku lii ñu laal li nii barki dee moo njaay te Abdoulaye Daouda Diallo def ko nekkul ne dañ koo teggi noonu rek taxe bi nekkul ne luy dem ilaa yow mi diin la ni démb la commencé le 30 août ba le 15 octobre day jeex waaye xam nga ñaata la ci suñu gaf ak réew mi ñàkk juróomi milliards juróomi milliards mu ngi nii ci safal suukar ci rek waaw ñaari téeméer ci ay njaboot Birahim ci mbedd mi la ñuy fanaan ci Touba juróom ci ay gone yoo xamante ne nii dañoo dee lab nañu ci wàllum inondation ci jamono jooju le soleil nañu ici les inondations se conjuguent au passé maanaam fii amatul ndox amatul inondation ñu ne ko fan la mun a Yoff Ouest Foire Dalifort unité 24 25 Parcelles Assainies ñetti mbaar Djiddah Thiaroye Kaw ku def loolu projet bi ku liggéey loolu oui ndox ma dem oui vous confirmez-vous les banlieusards. ku dëkk Yoff. man dama xamul ku dëkk Yoff léegi mu oo ko nekk ndax da ngay taa. oui Siré du Yoff nga dëkk. Siré Yoff nga dëkk da ngay taa. Siré gaawal 52 jot na. loolu quoi mais fondamentalement globalement. waaw tane na les Yoff tane na. ok comme amoon ci film bi ñetti baar ñetti baar way taawatul. ñetti baar Gunaas moom moo taawatul noonu ndax tali bu ñu defar ak yooyu ak bassin ba peut-être. kon tane na Gunaas moom tane na Gunaas moom tane na. d'accord voilà il ne faut pas être aussi des nihilistes bu doxee. ngeen dox na bu doxul ngeen doxul sinon je donne un carton rouge à toute la classe. te loolu na ngeen ko moytoo bañ. 2 points de moins pour le prochain débat. acca on y va réew mi quotidien ñëw ak ñun ci conseil national de la consommation si de wax na ko ñaata conseil lañ fi tëgg présidentiel ministériel national consommation agriculture économie ñeen patiti patara c'est le statu quo dara yëngu parce que nekk gis nga urgence la farata la pour njëg yi toog te man li ma jaaxal ci njëg yi yéeg ak wàcc bu doon day am sax nit ñi di nooyi léegi mi ngi mais yéeg rek ba kañ xoola ki doon leen a géey lu lekk xaalisu kilifa yeeg yooyu xool ko ñetti weer jeeg naa bal day waaw l'observateur naa ci ñëw wax na jarul yàkkam le quotidien yéene kaa ñëw ak ñun ci mais ni l'état sucre les commerçants foog yat wi dal seen kaw mi ngi nii dégg nga loolu neexal nañ leen Birahim as ndàmp sañ doon teg ci suukar say jóge ci bitim réew Abdoulaye Daouda Diallo wax na douane ne ko na rak yëkkati na ko mi ngi nii waaw asom jaataa ngi nii l'observateur ma dellu soit ci ak mu war a loo dégg nga loolu mi ngi nii jël say matukaay bàyyi xel intérêt wu nit ñi jay naa ñi jay naa Balde boo sàgganee juróomi atu yàlla nañ ko tëj waaw journal bi ko wax libération ñëw ak ñun ci xoolal ki ñu dénk wàllum entretien beeg yooyu building administratif. lu mu wax ci làkk scandale la. mais lii est-ce que du société fictive sax yow société yoo xam ne yow amoo bureau. yow nekkoo fi sax te nee nañu yow yaay gérer building administratif. à distance. nga jëm marché 14 millions nangam sangam moom libération ba léegi lépp a yokk. moo tax association des commerçants et industriels mais nee nañ luy njëg état baay njàkk. billaay yéen lañ jiital de billaay du seddee noonu balaa may dee ñu naan way même quand Wade était là heureusement qu'ils ont conjugué Wade au passé quand Wade était là léeg-léeg boobu la ñuy ñam léeg-léeg ñu ñam si Wade était là aussi une différence quand Wade était là si Wade était là bu fi Wade nekkoon ba léegi nii sax lii ngeen di wax nii tamit njëg yi day yokk mais pourtant ba fi Wade nekkee mais Wade nekkatu fii yow yaa fi ne te dañ laa fal pour nga jox ma photo jëlaat rouge dégg xoolal gis nga am na ay commerçant yoo xam ni
ñoom ñoo provoqué. te noonu nga koy nuyoowaale. ñoom ñoo provoqué suukar si. non rouge la caméra moo nekk ci caméra bi. xaayaar ku dégg séeréer. kii dina jël balaa te may dund. dégg ñoom ñoo ko mais xoolal li ma la doon expliqué. Birahim 29000 tonnes moo nekk ci biir magasin wu compagnie sucrière sénégalaise suukar si am ci mim réew. ñun mën nañ koo dundee lu tolloog weer ak fukki fan ak juróom. 45 jours li fi ne. li fi ne nii waaw. et pourtant temps yii passé da nga doon wër doo gis suukar. ngay wër. ñu naan suukar amul suukar su mokk day moom léegi ñoo ko denc. ñoom tamit. mais ñan compagnie sucrière sénégalaise ñoo ko téye. ñoom ñoo ko téye waa CS waa compagnie sucrière. waa kër compagnie bi suñu compagnie la. dégg la seen kaay nañu xoolal certificat de résidence yi gouverneur Dakar nee na maire yi ci boppam duñ ko joxeeti. waaw parfaitement. waaw léegi match bi tas nag léegi. waaye maire boo nekkee au pouvoir def lu la neex. bu dee opposant nga comme Bamba Fall. préfet ba wala sous préfet ba di la xeex. waaye Macky wax leen ak waa këram moo tax la grande coalition opposition bi suba lañ koy lancé mais PDS bi laay bokkam wóoru ba léegi safaguñ yàpp wala safaguñ waxaguñ du leer. dara du bokk ci clair obscur goo xam ne lañ ne Galata lan na mu leerul parti démocratique sénégalais bu ci bokkulee en tout cas Ousmane Sonko moom investir nañ ko fële te Ziguinchor te Ziguinchor Cheikh Bamba Dièye ca Ndar xoolal te signé nag APR disqualifié na maire ba Thierno Diagne nee na du bokk. nee nañ ko na dem toog maire yëpp lañ war a dàq day xaar. Mamadou Faye lañ mujj woteel non maire yi lañ war a dàq Dakar Times ñëw ak ñun ci ñu ngi nii inondation recasement indemnisation xam nga gis nga makeeg otoraayam bi mooy wax mu naan nit ñi mënuñoo dëkkee di dawal oto chaque jour léeg-léeg nga jël otoraay nooy amee oto di jël otoraay boo xam ne yow jam ñaajo la yem jam ñaajo kan nga mës a dégg mu ne la maa ngi dem ngénte jam ñaajo baax na léegi TER baa ngi nii banlieue la TER bi dugal ci métit goo xamante ni nii est-ce que xam nga ne ndox mi di dugg ci biir kër yi yu bëree bëri travaux TER bi da ko indi booy de ñaar TER bi bërëb yi nga xam ne dafaa jaar xoolal commerçant yi nekk caaro yi kër yi ñu daaneel mais loolu mooy recasement mais ab ñu war leen a ndàmp nag buur bu la waxee ne la fii maa ko redoon pour dëkkuwaay waxuma ñoo xam ne dañ faa ñëw dëkk fa clandestinement de mais dama ne buur a ko rëdd ba mu ne càcc adduna di dox ba buur soxlawaat mbedd moomee ñu ne otoraay wala tali dalay ndàmp mooy indemnisation yi ngay dégg dégg nga loolu waaw mais loolu fan la toll tey yàlla ji fii bi Alioune Badara Cissé di fi jógee sax seen diggante daanaka 2012 ba tey neexatu ma nga noonu dem di ko jaale ci dégg nga loolu 24 heures ñëw ak ñun ci gis nga est-ce que nekkul ne riir mi moo tax gouvernement bi dellu ginnaaw mooy li ñu doon expliqué léegi ni décision bii te lu na la garaaw la économiquement déggoo waa ji ne la perte gum nañ juróomi milliards balaa dara xew mooy li si doon expliqué nañ dem ba ci kanam journal bi nañu ñoo dafa war a def comme Côte d'Ivoire Birahim Côte d'Ivoire 2020 le gouvernement bi tere ne luy xeetoog suukar dootul dugg ca mim réew waaye nag dafa bàyyi ay société yoo xam ne ci wàllum suukar la ñu yëngu ñuy kujjee seen biir mais ñin fii kenn na fi ne di benn tubaab bañ moomee suñu bopp léegi 5 ans la ko Côte d'Ivoire def pendant 5 ans dafa bloqué tout ce qui est importation. parce que organisation mondiale du commerce. waaw mais dafa am concurrence nag tout à fait bu am seen biir ñëw mais ñin fii jël suukar si dénk ko benn tubaab mu yaataa yu nga jël say suuf jox ko journal bi ne gis nga dans le monde ci àdduna bi xam nga lan la gars yi di wujjee fi mu nekk ni Birahim xam nga autonomisation moom sa bopp gi ci wàllum lekk production alimentaire maanaam bay dunde ceeb bi doo ko jële bitim réew yaa koy bay suukar si doo ko jële bitim réew yaa koy bay soble si doo ko jële bitim réew yaa koy bay pompiteer ji doo ko jëlee bitim réew yaa koy bay dégg nawe gi doo ko jëlee bitim réew yaa koy bay yomb gi yaa ko jëlee fii yaa koy bay suppame ji yaa koy bay soble si waaye soble soo xam ne yow xoola gaa yi bay soble gas ba mu xóot soble yëpp nëpp ñu suul ko te yow yaa ngi jëlee soble bitim réew xoolal suñu sorance ak orange su Maroc ji ñaari façon orange léegi sax ñu ngi ko fiy bàyyee ci Sénégal dégg nga lii ak banaana
wax ba naan di. day langate du wat. waaw kay. quel que soit alpha sunu réew yi. waaw. par force même bu ñu jëlul ñoom seen responsabilité. waaw. La situation et l'évolution de l'économie mondiale. waaw dinañ leen koy imposer c'est-à-dire que xam nga yow yaa ngi dem di importer dara daa fekk nga am ko dinañ dem jamono jooju yoo xam ne di nga bëgg a importer am dara sax doo ko gis. kenn du la ko jaay comme crise bi fi amoon ci ceeb bi. mais yàlla donc si loolu la dëkk yi état yi ñoom ñoo comprendre. yàlla si bay dama ne yàlla bay sa tool. xam nga loolu lañ fi doon wax ci problème mu ñoom Babacar Ngom Sedima ak Ndengaleer. dañ ne ñin mënuñu jàppale Babacar Ngom benn nit contre des milliers ay junni ci ay askan woo xam ne ñoo moom seen suuf mais dama ne logique pour logique yow mënoo yor benn fas liñ doon béyee ci jamonoy maam benn fas la sama nijaay yor marlooj nii mën ngaa am ci tool bi lu tollu 8 heures de temps te doo def sa xolal ñaari rang doo ko def yow nit ñëw bëgg a indi mbirum tubaab dégg nga loolu yow di bay ab ndànd foy goo xam ne ay hectares yi hectares mu war a jur ay toni supame ay toni soble ay toni ceeb ak dugub ak leneen nga ne déedéet man daal loolu li waa ji waxoon et si l'Afrique refusait le développement. mooy lii mooy dernier paragraphe bi dans le monde les pays cherchent à être autonomes dans tout ce qui est production alimentaire. surtout foofu le développement sax nag di tàmbali. mais d'ailleurs le modèle de développement des pays du BRIC seen modèle moo doon noonu c'est-à-dire qu'ils ont réglé la question de l'agriculture. si autosuffisance alimentaire. si l'Europe est partie l'industrialisation boobu ngay wax Siré loolu gouvernement bi moom moo ko war a def su dee ñoo amuñu seen doole ñu ubbi marché bi xam nga li ma la ay bailleur dikk bu doon ay tubaab la doo dégg coow li mais comme que ay sénégalais lañ nga dégg coow. xam nga Gambie yow ànd nañu Gambie. waaw ci affiche yi jamono Yaya Jammeh xam lañu doon bind. eat what you grow what you eat. mooy maanaam la ngay dundee mooy la ngay bay moom ngay dundee. mooy autosuffisance boobu nga xamee ni muy ci ceeb muy ci leneen ak leneen mais c'est une question de politique d'abord ci kaw lay jógee. waa dama ne la suuf yi njox tubaab yi déggoo ci dara ñoom Franck Timis yi njox ñoom Demba Ka ak ñoom Baba Ngom ngay dégg coow léegi nag carton bi kenn moom moo ko moom mooy kii joxe suuf si mooy Macky. non te 8h03 jot na nag si rek alaaji gaay jox ko ruus rek. am yow jox ko ruus bi nee na. ki jiite réew. grand. waaw modèle bi. aywa modèle bi ku ko joxe tey. waaw modèle bi moom moo tudd modèle Mary Teuw Niane. professeur Mary Teuw Niane waaw moom Mary Teuw Niane nii lay solo. waaw waa ji koy créé mi ngi tudd Pape Sy Diallo njiit création. man modèle bi moo la solo la. semaine bi yëpp njiit moo may solo. waaw léegi yow Siré yow loolu nan nga ko mën a. Siré moom dafa am yoonu boppam léegi dafa jël yoonu boppam merci Siré jaajëf Mamadou Fofana jaajëf waaye ba suba Aïcha El Hadj Mouhamadou Mansour Diop le député du peuple ñëw na parce que ne am ndax Birahim Diagne Touré si waxtaan bi El Hadj ñu ngi laa nuyu. nuyu naa maam. naka suba gi. alhamdulilah waaye lépp jàmm. sant yàlla bu baax li nga sol tamit rafet na de taarkaan na. dama rafle nag de. da ngaa rafle nii de. waaw ndeysaan ci rafle nga ne. waaw fan gu doy waar. li ngay rafle naa yës na. doy waar. Aïcha juróom-ñetti waxtu tegal na ñeenti simili ñu sóobu ci jotaayu xibaar bi. la gën a fës si bi la jotaay xibaar moo di mbiri 94 milliards nga xam ne coow li judduwaat na bii la yoon nag jàpp leen ne ña doon na suuf sa si boppam ñoo yëkk seen kàddu mu di guléet seen bëgg-bëgg moo di la yoon jëloon nib dogal ñu daal di koy appliqué te sax dàqu ji benn yoon yóbbu SNHLM ci yoon na leneen la ñuy waxtaanee moo di ndajam conseil national de la consommation bi tey ji la ñu ko wootee jërum ñu dénk wàllum jënd meex njaay mi moom moo ko woote ndax loolee mën na doon ak saafara ci njëkk yi yokk ñu nemmeeku ci miim réew tontu li ci bii la jotaay xibaar lay doon ñu àddu jëmale ci wàllu politique wax mouvement gëm sa bopp ba nga xam ne fekk ji nañu coalition bi nga xam ne waa PUR PASTEF PDS maa ngi ko taxawu ñoom ñoo ko woote woon Bougane Gueye Dany mu mel ni kon conférence des leaders bi ci boppam ñoo ko jox dogal ngir nag mu dem ci lu ni mel bokk ci coalition boobee jamono jooju Mamadou Diop Decroix mu ngi leen di dànqaaf di leen xamal ne kon am na ci yenn coalition yoo nga xam ne ci base bi la ñu ko war a toggee waaye du ñu ko toggee ci kaw tàggat yaram dana bokk si bi la jotaay xibaar ak Pape Manta Mboup jeexalee ko li yéen kaay xëy da xëñ ak El Hadj Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc si tali bu fekkee jàppandiwul ñu soobu ci waxtaan wi ayca ñu dem ci waxtaan bi kon
ñuy topp ci Zik FM Sen TV l'officiel bi la jotaay xibaar ñu fës kee nekk door ni leen ko waxee ci ndorteel li ak litige foncier ba nga xam ne moo ñeel suuf si di 1451 coow loolee judduwaat na mu di mbiri 94 milliards yi mu mel ni kon ña doon na suuf sa si boppam bi la yoon ñoo yëkk seen kàddu mu duguleet ñoom la ñu xamle moo di cour d'appel bu Kaolack dafa tranché woon ba noppi te ñoom la ñu joxoon ak ndam loole la ñu bëgg ñu daal di koy appliquer sa na mu gën a gaawee dàq ñu benn yoon ñoom héritiers yi yóbbu si yoon SNHLM waaye it ka nga xam ne moo porté woon plainte kenn ci mandataire yi loolee nag du ñàkk Jibril Diall juróom benneelu mandataire ba daañ ci dikk ci si sunu yeneen jotaay xibaar ci ay kàddu ya musa yëkkati ñu waatu jëmale ci conseil national de la consommation ñu fës kenn si waxtaane njëg yu cher yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku jamono ji mu mel ni kon jëruñ ñu dénk wàllum njënd meek njaay moom moo ko woote ndax loolee mën naa doon ak saafara si jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci wàllu jënd meex njaay mi rawatina njëg yu cher yi tontu li yàq Safiatou Bandiaye jëwriñ bi yore lépp lu jëm ci wàllum commerce convoqué ëllëg conseil national de la consommation mu di ndogal boo xamante ne rek mu ngi am ginnaaw ñaxtu yu bëri yu jóge ci askan wi wala sax ci commerçant yi ci njëgu dund gi nga xamante ne rek dafa yokk bu baax a baax mu mel ni rek situation produit yi nga xamante ne la ñuy gën a consommer moom nag la ñuy waxtaanee ci boobule conseil national de la consommation nekk kon benn organisme paritaire bu nekk ci ginnaaw ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum jaay beeg jënd bi bokk na ci ay objectifs wala sax ay weccoo xalaat ci diggante pouvoir public yi représentant association de défense consommateurs yi waaye itam représentant organisation professionnelle yi ak entreprise yi nga xamante ne ñooy assurer mission de service public bi ci lépp loo xamante ne rek dafa ñeel ay jafe-jafe ci wàllum consommation kon nag conseil national de la consommation mën na saisiru ci benn question amal nag ay concertation yoo xamante ne rek dina aboutir ci ñu créer sax léeg-léeg structure technique boo xamante ne dañ ci xalaat ngir mën a proposer ay mesures yoo xamante ne rek mu ngi jëm ci réorganiser benn secteur wala sax éliminer bépp intermédiaire boo xamante ne rek day indi ay gàllankoor ba mën sax jur yokkute ay njëg. le député du peuple El Hadj ndax gëm nga ne kon dajam conseil national de la consommation bi moo doon saafara si njëkk yu cher yi ñu nemmeeku jamono ji. du saafara dara moom. ana conseil national de l'emploi des jeunes bi ñu fi defoon ana lan la indi yàggul fii ak ci ginnaaw ñaata weer la woon mais bu ñu génnee yan proposition la ñu def. utal ndaw ñu ay CDD ak ay liggéey yoo xam ne ay pavage la ak ay jëmbat garab projet yooyu est-ce que yëgaat ngeen fan la toll est-ce que bougé na est-ce que manifesté nañu wane nañu nombre jeunes yi nga xam ne jël nañu leen moment bi ñu yaakaaroon ne la ñu war a exécuter loolee ñu jël comme ay dogal la ñu leen di annoncer ay ndaw yu continuer di dee ci géej gi kon projet boobu baaxul noonu itam lay mel ci wàllu commerce bi ñoom wax nañu ay taxes yoo xam dafa am démb jël nañu ñaari économiste dañu leer ci seen ay propos ñaar moo am dañu nekk ci jamonoy relance économique dans ce cas xam nañu ni koom-koom gi nërmeelu na li ci mën a nekk solution mooy ñu jël ko yan ko askan wi wala gouvernement bi wàññi ay charge am ay dépense am bu ñu dajaloo ñoom ñaar mun nañu am li ñu bëgg ci wàllu koom-koom mais bu ñu ko yenee askan wi kese dafay diis ñoom xam nañu ko donc xam nañu ni ci seen ay jéego ak seen train de vie bu cher moo répercuté wu tey ci li askan wi jënd mais nañ ko wàññi donc ñoom solution bi xam nañu ko ñoo la ci ëpp xam-xam te mun nañu koo def dañ ko bëggut a def parce que élection yi ci seen kanam bëgg nañu amaat ay kees bëgg nañu amaat yeneen ak yeneen ci wàllu xaalis pour mën a dem ci élection ak yeneen ak yeneen mais li wér te wóor mooy bu ñu amee xemmemteefu dund gi du cher comme ni mu chéré tey économistes yi li ñu wax ñoom xam nañu ko parce que ay économistes moo bari na ci seen biir mais dañ ci bëggut a indi solution gis nga ndaje yi amul solo jël dogal mooy li ëpp solo suukar bi ñuy wax ni ay tegg nañu taxe bi lu ci mën di am maam ñoom xam nañu dogal bi ñuy jël bu dund gi yokk parce que ñoo jëloon ay dogal yokk ay taxe bu dund gi cher aajuwul ndaje dara bi ci juddoo parce que ministre bi yàgg nañu ko interpellé ci marché bi mu ni marché bi am na réalité boppam c'est-à-dire amu ci pexe ministre bii war a woote ndaje bi ñaata yoon la ay denrées yokk amu ci pexe fa dëgg est-ce que am na lu xam na ci lu bari alors El Hadj dund na ko sànq Birahim mu mel ni kon solution bi ñu wut maanaam teggi taxes yi mu jural ñu boru 5 milliards ndax du saafara gu jur jàngoro. Mambay en fait c'est une question de responsabilité xam nga lan mooy responsabilité mais dañuy fàttali ko yàggul dara président de la République Macky Sall ci programme am bii di yoonu yokkute li mu njëkk wax bokk na ci wàññi stabiliser les prix xam nga fan la ko jiital ba dem ci assemblée nationale ba ñu voté ci loi mooy wàññi njëgu location loyer bañ ko wàññee am ñu wàññi ci seen i dëkkuwaay mais dañ ci teg tuuti waxuma dellu siwaat sax mais dafa doublé
prix bi doublé. da ngay gis ka nga daan loué 50 000 francs ba mu wàññee jaay joxe la 35 000 francs masalan. ci benn néeg bu yamamayen ba ñu demee ñu appliqué ko mais dañ cee teg tuuti la nga doon loué 50 000 nga teg ko. di ko loué 75 000. moo tax man lekk c'est une question de responsabilité dinañu taxe nangam pour fexe ba suukar si ñuy importer wàññeeku mais. à côté dafa am leneen loo xam ne da nga ko war a def mooy jël sa responsabilité ne ni dama jël mbir mi jox ko benn nit dinaa fexe tas ko ba keneen koo xamee ni mën na tamit defar suukar wala mën na indi suukar ñu may ko mu mën a indi suukar ba concurrence boobu nga xamee ni dafa war a am ba nga xamee ni ki nga xamee ni dafay jaayee 100 francs bu gisee ni concurrence am na kële di jaayee 75 bu yàggee dina wàññi 100 francs et c'est valable sur tous les produits dañ naan suukar moom moo ci fës parce que peut-être moom moo feeñ ci fan yi ñu génn mais maa ngi koy wax sànq tout a augmenté ñu ngi wax ci wàllu construction Mansour mi tabax këram xam na ci construction yi li daanaka pont sax yokku na ak yeneen yëpp yokku na keneen ak keneen ku bëgg tey tabax këram nga ne ko léegi da ngay wàññi sa loyer mu ne la man de la nga ma jox ci wàllu matériaux de construction boo ma nee par force da ngay ndax loi génne na da ngay wàññi sa loyer ce sera pas possible parce que la may tabaxee sama kër mënuma cee wàññi loyer boobu donc c'est une situation qui est assez compliquée. léegi yokku na tey mu ngi ci 70 000. yokku na mais mënoo wax ni jaay mënoo jaay nit c'est une question de responsabilité. tonne ciment 70 000 et naan ko da ngay yokk sa da ngay wàññi sa loyer. doy na waar acca ñu àddu jëmale ci wàllu politique génn ci njëkk yi mu di waa mouvement gëm sa bopp dem nañu bokk ci coalition ba nga xam ne PUR PASTEF PDS Manko taxaw ñoo ko wootee mu mel ni kon Bougane Gueye Dany moom la ñu tànn ñoom conférence des leaders ngir na xamal ko ne mën naa dem wuy ji wooteeb Khalifa Sall ma nga xam ne moo doon sàkk mu ñëw ñu bokk ci boobu lépp coalition démb la ñu ko xamle si ak janoo ga ñu woote woon ak taskatu xibaar yi ñu ànd Cheikh Fatou Mbaye Diop Baba Diaw. grande coalition gëm sa bopp ñu daal di koy taxawal ginnaaw nag ab assemblée générale ki ñu ci tab ba mu jiite ko doon Bougane Gueye Dany mi nga xam ne nag jamono ji mi ngi jàpp ne coalition bi nag moom mooy doon juróomeeli membre ci coalition bi ñu tuddee coalition opposition ñeent ñi. conférence des leaders jox nañu ma quitus ne ma nañu dem dugg ci biir coalition boobu ñenn ñi jàppee coalition des grands kon 5e grand am na. ci noonee la Bougane Gueye Dany di woote ci ab benno ci opposition bi. tey jii ñu ngi leen di déglu Sénégal ñu ngi leen di bàyyi xel li ñu bëgg mooy yéen ñi nekk ci opposition bi ñun ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu dugg ci biir opposition bi ñun ñii ñu boole suñu doole doon benn. président bu grande coalition gëm sa bopp nag di ñaaw lu jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund. nañu ne inondation yi bari na Sénégal ñuy massawu surtout. waa Touba waa Kër Ñang Ndaamaatu banlieue bu Dakar yi indi na fa ay jafe-jafe yu tar ay mouvement ay parti politique ay personnalité daje nag ci grande coalition gëm sa bopp bi nga xam ne jox na cutus kii di seen jiite Bougane Gueye Dany ngir nag mu tijj ay waxtaan ngir gën a yaatal coalition bi. El Hadj ban jàngat nga def ci bile coalition ba nga xam ne ñoom du benn coalition la sax léegi fekk si nañu coalition des 4 grands. la ma nekkoon démb. fii ak ñu ngi koy defee fii ci Dakar ak seen bureau yi man awma ci confiance. li ma am confiance mooy ñu commencé ko à la base. à la base dafa bari ay mouvement yu askan wi gëm. ñu gëm Bougane gëm Ousmane Sonko gëm Khalifa Sall ku ne ak fi nga orienté wu jëm. te ñooñu ñooy dem élection locale te ñooñu amuñu caution 15 millions pour nangu commune boobu pour ñu indi changement faaw ñu gaaw ko tasal ci gox-goxaat yi jël seenum koom. wala seenu jàppandal ci mën a participer ci yooyu lay élection tel ko séddi ci mouvement yi ak ñi lay représenté ci gox goxaat yi parce que après élection locale yi 6 mois am na élection législative li war a nekk ñoom tey seen aw sas li ma doon séentu ci coalition bi ñuy tabax fii ci Dakar ponkal yi mooy ñu waajal élection législative fexe xeex ak nguur gi ba duñu ko dàq parce que 23 janvier ak 23 juillet question la est-ce que bu ñu génnee ci élection 23 janvier entre temps ñu dugal ay recours ay réclamation am ci bi ñuy génnee résultat définitif yi ci élection locale yi ak élection législative yi du mat 6 mois alors automatiquement élection législative yi mooy dàq boppam ban date lañ ko yóbbuwaat question la c'est-à-dire que am nañu xeex bu gën a nekk farata et ñu veillé ba ñu tenir sax élection locale yi nga xam ni ba léegi dama ciy duut baaraam ñu veillé ci loolu gis nga tabax gi ñuy tabax ci kaw la ma waxoon ba mu nekkee ñeenti parti
laay wax bi mu nekkee juróom moom laay continuer maintenir sama xalaat la nag dama ni li ci ëpp solo pour ñu jël ay collectivités territoriales yu am solo mooy fokk ñu travailler à la base ñoom ñu dem ci base bi jàppandale leen ci ay mois jàkkaarloo ak maire ya fa nekk mais tey xoolal problème mu certificat de résidence ni mu baree ci gox-goxaat yi mais ban ci leader yi ñoo wàcc gum ngir encourager mouvement yi ak yenn seeni représentants ci gox-goxaat yi pour weñ loxo maire ya fa nekk te ñi ëpp ci ñoom doon ay maire coalition Benno Bokk Yaakaar di jaay nit ñi doole defa ay résidence yoo xam ne baaxul wala anam goo xam ne baaxul foofu lay gëmee coalition bi ak ku ci man di yokkuwaat man du tax ma changer canal bi ma doon xalaate muy am na lu gën a jàmp tey fexe ba ñu def élection yi waaye fexe am ay collectivités yu bëri mais fexe itam ba kenn du dàq datu élection législative yi. voilà coalition bi yëpp kon ci base bi la noonee la Mamadou Diop Decroix gisee Birahim Diadji Touré sa Fatick fa la yëkkatee kaddu mi ngay dànqaafu leader yi di leen xamal ne kon nag coalition yëpp élection locale du élection présidentielle kon nag coalition yi nañu ko toggee ci suuf mu jëm ci kaw ñu ànd see Alioune Badara Sonko moom seekal waxtaan. ci tukki bi nga xamante ne moom la amal Fatick Mamadou Diop Decroix daan na ci profito lancer message leader yi nga xamante ne ñoo yiite formation politique yi ñu gën a xam ni yii la élection du présidentielle waaye locale la faaw ñu bàyyi xel ci base bi. di nga gis ci mairie boo xam ne maire ba fa ne ama APR la ama Benno la mais xëy na mu yore mairie ba doy na population yi dina am bu boobee ñoo xam ne dañ koy voteel te fekk ña koy voteel ànduñu sax ak pouvoir bi mais dinañ ko voteel ndax la mu def ca mairie ba di nga gis koo xam ne candidat wu pouvoir bi la mu am ñoo xam ne ñi ngi ci pouvoir bi te duñ ko voteel. moom nag mu jàpp ni opposition bi bu ñu bëggee gagné yile élection faaw ñu def benn say. opposition bi war na uni war na ànd ñun gaa naka jekk loolu mooy suñu bëgg-bëgg te parti bi depuis bi multipartisme dellusee ci Sénégal ay jamono yu méttee. ci bi leen ndaje Mamadou Diop Decroix daan na ci profito rendre hommage ki nga xamante ne moo fi nekkoon médiateur de la République Alioune Badara Cissé. voilà Mamadou Diop Decroix kon Birahim dafa dëggal li nga xam ne moom la député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour kon nag bu ñu fàtte ne présidentiel du local bu dee local base bi moo ci am solo. xam nga ñu bari dañuy lam-laamee yenn saa sax nga dégg nit wax na ni sur le plan politique. ku ci mel ni Mamadou Diop Decroix lan lay représenté attention c'est quelqu'un koo xamee ni yàlla may na ko ci wàllu politique am na ci xam-xam am na ci vécu gis nga ñu bari tey ñu ngi ci politique je prends par exemple le leader de Gëm Sa Bopp Bougane Gueye Dany ak ñeneen ñoo xamee ni Decroix moo leen jiitu ci politique xam ci lu bari ci wàllu ndëgg sërëx ak yeneen gis nga politique dafa am loo xamee ni dañ koy wax souvent mieux vaut additionner moo gën soustraire muy maanaam fexe ba yokk sa doole ci yokk ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo lay wër ci yokk ci nit ñi nga xam ne dañ lay jox sa kàddu jox la sa carte mais comme ni mu ko waxee ci base bi ngay commencer additionner ci base bi nga koy commencer maanaam yow yaa ngi ci benn coalition Gëm Sa Bopp Pastef PDS Khalifa Sall bu mu mën a doon il faut nécessairement travailler à la base ba nga xamee ni ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf ñoom ñuy dem di voter ji war a nekk en masse muy jeunes yi muy jigéen ñi muy ñu mën a doon ñu mën a fexe ba même sur le plan de la sensibilisation xamal leen ni élection yi du ñun suñuy élection ñun leaders yi ndax dañoo jiite parti certes mais ñun suñuy élection wala suñu objectif c'est la présidentielle par exemple de 2024 wala ce sont les élections législatives bi nga xam ne dafa war a am ba léegi en 2022 mais yéen ñi nga xam ne yéen a dem ci wàllu localité collectivité yéen a xam ni ko Decroix waxee lan moo xew ci seen i gox ak goxaan mais yéen a transmettre ces informations ñi nga xam ne ñoom ñooy seen i leader ba ñooñu bu ñuy tànn ñu bañ a ñëw ne ni puisque ñun dañoo jàpp ni Mansour moom bëgg nañ ko siiw na mais est-ce que base bi bëgg nañu Mansour wala Mansour siiw na ci ñoom donc il faut nécessairement retourner à la base discuter avec ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk à la base ba pare dañu am ay points focaux ci base bi représentant jeunes yi représentant jigéen yi représentant et cetera et ça te permet au moins nga mën a am
benn lu ñu koy wooyee synthèse ba nga xam ne booy def un choix. da doon un choix d'abord du peuple. tànneef gi suuf lay démarrer kon ay ca ñu wutali sa mairie bu Médina foofee maire ba ci boppam mu ngay dànxaafu nguur gi rawatina sous préfet ba di leen xamal ne kon jamono ji nañuy joxe li nga xam ne mooy certificat de résidence yi ak transfert d'électeurs yi tey na xel lool te sàcc googee nga xam ne ñu ngi koy togg jamono ji bee boo ñu xam ne du def lu du yeewu fitna nañu ko dakkal ñu ànd Seex Fatoumata Diop ma daal ni ma rek maire bu Médina nee na déet ci la mu duppee manœuvre antidémocratique bu jukkee ci sous-préfet bu Dakar lépp lu jëm nag ci révision yu liste électorale yi lée boobu ba léegi xam nañu Médina luy métti seen bopp la waaye nañ gëm yàlla nag xam ni yi ñuy nas yëpp dara du ci sotti càcc gi dafa setul duñu ay pro seen càcc gi ñu bëgg càccantu gi dafa setul tey yaa ngi jël ay 4 camions policiers di intimider waa Médina yi teg ko ci buntu stade bi mais pour lan. Bamba Fall yokku ci ne duñu accepter benn transfert ndax nag Médinois yi foofu ca Médina la ñu bëgg a voter. lu nekk carte électeur bi nga teg fii armée bi yëpp du tax carte électeur du tax certificat de résidence sous-préfet jàll. sous-préfet il faut ñu fàttali ni la doo représentant parti politique am na lu mënul nekk. lu jiitu conférence de presse bi maire bi di Bamba Fall nag dañu ko rek bañaloon accès bi ci biir stade Iba Mar Diop fi nga xamante ne la ñuy amaleel bile révision laata nag police bi di ko autoriser mu daal di dugg. mi ngi xewee sa Médina El Hadj Bamba Fall di dànxaafu maire ba ci boppam ne kon wàllum na ñuy doxalee foofee tey na xel te du yee lu dul fitna nañ ko dakkal. c'est-à-dire que administration bi souvent. doxalinam ci zone boobu mu coiffé. ngay poser ay questions lan la quoi. mooy li ma doon wax benn jour ni administration muy gouverneur préfet ak sous-préfet ñooy base bi yanu bànqaasu république bi dafa am solo parce que moo commencé ci suuf yeeg ci kaw. mais lu ci mën di am bànqaas yooyu nit moo fay nekk mais da nga gis ci ñoom ay nit yu seen doxalin dafa taq suuf. démb ci mujj waa Lambaye dañuy def conférence de presse. def face sous-préfet bi fa nekk. ni ko dootuñu nelaw mukk te jóge woo fi ndax ni nga ñu bëgg a forcer ak waa teg te bëgguñu ko ñun consommateurs yi fay ndox. Lambaye. noonu la mel Médina. kan moo osé ubbil Médina benn centre de vote bu nekkul Médina. loolu fan la tegee ñaata école ñoo nekk Médina ñu xalaatu ubbil Médina centre de vote boo xam ne mu ngi bokk ci commune bu Dakar Plateau loolu fan la tegee beneen bi ci des benn maire buy def conférence de presse am lu muy dénoncer lu fa ay policiers di wuti. kenn xamul loolu lan lay niru c'est-à-dire dafa am yoo xam ni bu amee gouvernement bi la neex parce que lii ñuy wax ni ministre de l'intérieur moo la ko gën a yëg. te moom moo yilif sous-préfet yi ak préfet yi. ne leen di woo di leen laaj li xew lan la fii nga yem gis nga dafa am benn honneur benn daraja. ak benn mute bu nekk ci administration. gis nga ba léegi manifestants yi dañu ragal sous-préfet. ba léegi activistes yi dañu jox cër préfet. ba léegi syndicalistes yi ak bañkat yi dañu bàyyi xel gouverneur gis nga mute boobu bu ay benn nit tax ñu dévoiler ko bis bu ñu ko dévoiler dañuy simmi suñu république dañuy déshabiller suñu démocratie. moo tax am na yenn personne yoo xam ne ay sous-préfet lañu wala ay préfet lañu dañu war a fàttali seen rôle dañu war a fàttali doon seen taxawaay moomu di gox ba dafa am lu ñu fay jouer ëpp ñu fa nit ñi doole du ñu wootee ni jàppal ma di wala jàppal ma di mënuñu ko. dafa am lu ñu leen dénk ci wàllu doxalin wu taxaw ko maanu teef ñu coiffé banqaasu gouvernement yi fa teew service pêche service économique service nangam ñëpp mu boole leen coiffé nekk seen kilifa. bu ñu bëggee def ay lotissement nangam lu bàyyee ko ci conseil municipal ñu demandé ko ni ko lii c'est technique laajal say entourage administration bi teew ci gox bi ñu jàngat ko techniquement bu okkee nga approuvé ko mais ñaata ci ay coowu lotissement mooy am ba ci dëkkuwaay yu bon yi parce que du aw ci. technique bi nekk ci département bi wala communauté rurale bi commune pour ñu valider ko techniquement pour mu soog ko approuver mais lu dugg rek mu approuver ñu leen di tuumaal lu nekk il est temps ñu conserver suñu administration bi bañ a nangu ay benn personne yu dugg ci ñeexum soos mu ne pour bëgg ko déshabiller bëgg ko dévaloriser bëgg a dindi mythe bi nga xam ne moo ci nekkoon jaaduwul Bamba Fall mi ngi def ay certificat de résidence fekkonte woon defaru ko ñu mën ko attaquer loolu. mais mi ngi koy defar mais li mu laaj dëgg la muy commune bu fekkee maire baa ngi koy defar sous-préfet warut a defar wala sous-préfecture waruñu faa defaree ay certificat de résidence loolu mooy dëgg benn ñaareel bi ci des
ab commune du fa nekk ak ay palaces yu jeexul benn yoon ñu koy wutal ab centre de vote ci beneen commune loolu laa ni jaaduwul. dana waar nañ ko indi fu ko teg si bind valable ko. fu ko teg si bind daganal ko maam nañ ñu ko wan. nañ ko wane Médina mi ngi bëgg a nekk cas parce que coow lii bari na fa lool foofu te élection yi sax mën nañu wax ne des na ay weer. waaw mais la solution bi nga xamee ni war nañ ko explorer mooy bu gouverneur bu Dakar taxawal mooy amul benn mairie muy Médina muy feneen fu mu mën a doon ci Dakar boo xamee ni dañ lay bàyyi sañ-sañu defar li di certificat de résidence parce que coow li bari na. duma faral diw wala faral diw Bamba Fall li muy wax am na ci ay firnde boppam beneen maire je prends par exemple Pala Samb ak Cheikh Gueye nu ñu ko point E Cheikh Gueye wax na ko ci Derklé mais pour éviter coow loolu yëpp gouverneur li mu jël comme décision man d'accord naa ci à une condition parce que dafa jël ne ni léegi maire yëpp ñu nekk ci Dakar région wu Dakar kenn amatul sañ-sañu defar certificat de résidence da ngay jaar police jaar gendarmerie ñu confirmer ni par exemple ni fii nga dëkk ci Dakar wala Dakar Plateau wala fu mu mën a doon gannaaw gi ñu yóbbu ko ci préfecture mais administration territoriale na yem ci rôle administration territoriale ne ni man lii mooy sama liggéey lii lañ ma sant lii mooy charte yi ci laay yem duma ci dugal mbirum politique c'est ça parce que ce n'est pas le rôle de l'administration territoriale donc dañuy saluer l'engagement ak geste bi gouverneur bu Dakar jël et je pense que yeneen gouverneur yeneen régions yi war nañ jël même mesures yi parce que ñu ngi koy coow ca Kaffrine ñu ngi koy coow ca Kaolack ñu ngi koy coow yàggul dara dans le nord du Sénégal fu ci mel ni ca Linguère ak yu ni mel mais il faut nécessairement que administration territoriale bi ñu demee ba ci yenn jamono nga xamee ni lépp mbirum politique la maire yi ku ci nekk yaa ngi xool lu la arrangé parce que da ngay politique quoi qu'on puisse dire ñu génnewaat ko ci seeni loxo delloo ko ñi nga xamee ni nag loolu normalement ñoom dañoo taxaw waat ci lu jëm ci wàllu askan wi te loolu waruñu ci génn mooy fexe ba képp koo xamee ni da nga ci war a liggéey bi nga war a liggéey mu doon liggéey boo xamee ni pourtant Birahim loolu du lu bees loolu aajuwul ñu ciy tàccu nit xam nga la moo tax boo fàttalikoo képp ku mu mën di doon ci sa ay jaar-jaar boo musaan dem mairie outil résidence boo ko amul da ngay dem gendarmerie brigade wala nga dem commissariat ñu defal la résidence donc doon na yomb ci askan wi nekk ci gox-goxaat yi wuute ku sa maire takk sa biir nga daw dem ñu au début sax loolu lañ doon ñaax nit ñi ku dem mairie defaru la nga dem commissariat ñu defal la wala nga dem ci brigade ba lan moo tax léegi nit ñi am ko xaw a jafe sax ci brigade ak commissariat yi c'est-à-dire que doxalinu réew mi ni ñu ko bëgg a defee boo nekkee administration nguur gu fi nekk nga tafu ci moom mel ni suukar bu sey ci ndox yooyu moo war a dakk mythe boobu noonu ñu ngi koy commencé dévoiler loolu du secret parce que loolu mooy yoon loolu lañu bind boo mënta am résidence ci mairie da ngay dem commissariat wala nga dem brigade ñu def ba lépp leer donc loolu bu nee ba gouverneur bind ko wala préfet ñu koy saluer parce que nit ñi xamuñu sax seeni ay droits et c'est très grave doy na waar ayca jaajëf mu mel ni kon nag waxtaan bi kon ci jotaay xibaar fi leen koy yemale El Hadji Mouhamadou Mansour rendez-vous bu 13h inchallah le député du peuple c'est 89.7 macha allah ci kàllaama vraiment asalaamaaleykum Birahim Diadji Touré 12h. incha allah c'est confirmé. incha allah tey moom daawul ci 89.7 Zik FM. ayca ba Pape Manta comme ñëw nga ñëwal ñu après ñu doog a dem revue de presse ayca ñu jàll ci tàggat yaram. ayca bu la xoolee Birahim nañ day sëgg ayca Pape Manta bu maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax alhamdulilah la grand. ayca éliminatoire mondial Qatar 2022 12 Lions ñoo mel ni kon teew nañu ci première séance d'entraînement bi. waaw ni ki démb nag lañ ko doon amal foofu ca Stade Lat Dior bu Thiès kon Sénégal nag ci gënam gu njëkk jëm ci éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 kon ni ki nag ëllëg bu 16h jotee ci la nag fas yéene laale ak Togo kon démb ci seen nag entraînement bu njëkk fukk ak ñaari gaynde nag ñoo ci teewoon ku ci mel ni Muntaaru Balde di football fii ci Teungueth FC moom nag ñu convoqué ko ci nag boobule jongante ak Congo keneen ñu teew tamit ci boobule entraînement bokk na ci Pape Abou Cissé Mamadou Loum Ndiaye Sadio Mané Edouard Mendy Seyni Dieng Saliou Ciss Nampalys Mendy Joseph Lopi Ibrahima Mbaye Moustapha Nam ak Famara Diédhiou kon tey jii nag liste gaynde yi yu xam ne sélectionné nag ci boobule jongante tey la war a complet kon gannaaw nag ba ñu homologué lii di Stade Lat Dior bu Thiès en tout cas
gaynde Sénégal yi ku ci mel ni Pape Abou Cissé rafetlu bu baax a baax pelouse bi nga xam ne am na nag amélioration bu ñu ci nemmeeku ñu teewlu ko ak mbaytal xuma. macha allah di rafetlu liggéey bi gars yi def ci pelouse bi et c'est une bonne chose pour le football sénégalais donc gis nañ ne am na évolution et di ñaan yàlla mu continuer comme ça ñu mën a pratiquer aussi le jeu bi nga xamante ne moom lañ bëgg quoi. c'est un groupe qui vit depuis benn instant ñu ngi ànd ñun ñëpp et ak situation bi ñuy dund instant yi nii ak Covid bi ak décalage match yi fële en Europe ak yenn championnat yi c'est normal aussi tey jii nii ñu dund situation yi mais ñu ngi am groupe bu soudé donc ñu ngi continuer ci benn liggéey après incha allah rabbi dinañ retrouver le plus rapidement possible. defal bu baax a baax Mbaye Tall xuma mu taataan kàddu Pape Abou Cissé yooyu kon nag jàppal ne gaynde Sénégal yi tey jii nag la ñu fas yéene amal seen ñaareelu nag entraînement foofu ca pelouse bu Stade Lat Dior bu Thiès bu ñu ci jógee nag ci lañu amal point de presse avant match ci diggante nag Aliou Cissé ak naataangoom togale bi di portugais bi di Paulo Duarte di fàttali ne di jogante ak ëllëg yi dañ koy joué nag ci huis clos ci teewaay kenn nag benn supporter du ci mën a teew li ko waral mooy mbas mi di Covid 19 ak teewaayam fii ci réew mi. Kigali 2021 Afrobasket Sénégal Angola ëllëg lay doon ci quart de finale. ëllëg nag le Sénégal fas yéene laale ak Angola en tout cas bu ñu nag buggee wëyal seen nag taxawaay ci boobule compétition Sénégal nga xam ne objectif am mooy nag reconquérir li di titre boobule kon nag faaw ñu nag daan Angola ëllëg bu 13h jotee en tout cas Maurice Ndour ak ñi mu àndal daal xam nañ bu baax lu leen di xaar ci boobule jogante ñëw teewlu ay kàddoom ak suñu ndaw bu ñu teewal ci foofu ca Kigali di Sadio Abibouka. ñun xam nañ lan moo ñu fi indi xam nañ lan moo tax ñu jiite Sénégal ñëw fii yàgg nañ di uti loo xamante ne ba léegi amaguñ ko et je pense que match yi nii daf ñoo jàppale si non seulement ñu mun a xam lan mooy suñu identité en tant que équipe Sénégal lan la ñu bëgg a accomplir mais tamit jàng parce que expérience du mos a doy te le plus ngay jouer match le plus expérience ngay xam le plus ngay mën a jàng yenn détails yoo xamante ne peut-être mën nga koo corriger. final tamit di yomb benn match la door gagner avancé buñ la dooree nga final tamit di yomb benn match la door gagner avancé buñ la dooree nga perdre dinañ gën a yomb duñ leen bàyyi xel mais foog ñu concentré wu si ñun si lu ñu mun ak lan mooy suñu doole lan mooy suñu identité. ban genre match la ñu bëgg a jouer parce que boo xoolee 3 matchs yi ñuy jouer defe naa am nañ benn identité bi nga xamante. kon Sénégal Angola ni ki ëllëg nag bu 13h jotee foofu ca parquet bu Kigali Arena jàppale nag meneur de Lion bi di Henri Pierre mi nga xam ne nag teewaloon ci joganteeg contre Cameroun moom dina mën a bokk ndaxte moom dafa ñàkkoon nag ay semelam waaye nag fédération bi ci ab communiqué xamal nañu daal defar lañ ko nag ak chaussures yoo xam ne ay dàll yoo xam ne dina ànd ak semelle boo xam ne dina mën a permettre mu participer ci joganteeg ëllëg gi te ni ki tey nag dina am ab nag nit koo xam ne dinañ ko nag délégué ngir mu yóbbu yooyu dàll ak semelle foofu ca Kigali ni ki ëllëg nag beneen quart de finale gi kon ci diggante nag Côte d'Ivoire ak Guinée lay doon tey jii nag la ñuy wëyal lu jëm ci wàllu 8e de finale yi 13h ci kanam tuuti kon Nigéria moom moo ci laale ak Ouganda ku ci gagné rek ci quart de finale gi di ngi ci laale ak Cap-Vert 16h Soudan du Sud la ak Kenya ku génn nag ci boobu la jogante kon di nga am Tunisie bi nga xam ne waxtu wi moom moo yor lii di raaya coupe Afrobasket bi. secrétaire général bu confessé mu mel ni kon tey ji lay jël fonction. démb nag lañ ko dalal. démb la jël fonction. waaw démb nag lañ ko dalal moom moo nag secrétaire général bu yees bu conférence des ministres de la jeunesse et des sports bu francophonie di yooyu nag si turu Louisette Renetobi Etame Ndendi moom daal xam na ne dina def nag kéem kattanam ngir nag ndaw ñi gën a gis seen bopp ci wàllu moo tàggatu gi ci espace francophone bi ay kàddoom kii di Tidiane Diallo ak Malick Thioune ñoo ko taataan. Les défis sont ceux de développer de meilleures stratégies pour accompagner les jeunes de l'espace francophone. dama kontaan tey ci bés bi ndaxte kilifa yëpp ñëw nañu tey ngir ñu installé ma samay fonction yu bees yi secrétaire général CONFEJES man nag ma objectif mooy relever défi yi tamit yaatal liggéey bi pour pays membres yëpp mun ci gis seen bopp ci CONFEJES. Mes collègues d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et qui sont bien stipulés dans la lettre de mission qui m'a été confiée. ñu waxtaanee bi la yoon mercato bi nag Kylian Mbappé mi nga xam ne dafay des Paris Saint-Germain. waaw en tout cas daal bu amul nag ab coppite gu ci am ci boobu di dossier ndaxte tey ji nag bu 0h jotee si lañ fas yéene nag ndax képp lu jëm ci wàllu mercato bi en tout cas ba fii kon Kylian Mbappé day desandi foofu ci Paris Saint-Germain ngir nag jeexal kon saison gu mujj mooy juróomeelu saison
bu fas yéene amal foofu ca capitale bu France di Paris Saint-Germain moom daal ci nag yenn ci ay information attaquant français bi moom daal fësal na ci wax ni yenn ci ay coéquipiers ni moom day descendi foofu ca Paris Saint-Germain kon ñu jàpp ne kon suñu sukkandikoo tamit ci presse espagnole bi ñu bëri jàpp nañ ne tamit kii di Lionel Messi day des kii di nag Mbappé day des foofu ca Paris Saint-Germain en tout cas lu ci mënti am daal attaque nag bu ñëpp di xaar ci diggante Messi Neymar ak kii di Mbappé mën nañ ko amagum foofu ca Paris Saint-Germain ndaxte Paris seen objectif du leen lu dul jël Ligue européenne des champions kon Mambay lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek bu 12h jotee ak Birame Diadji Touré 13h El Hadji Mouhamadou Mansour Diop le député du peuple. jaajëf Pape Mante Mboup li ñu teew saat si wàllu tàggat yaram moo ñu koy jox suñu jotaay xibaar pàcc bu mujj bi soxal la matinale ñun ci ànd ak El Hadji Ahmed Aïdara li yéen kay xëy fësal. Mokhtar construction di yëngu ci tabax ay cité centre commercial ak it terrassement moo leen di may seen revue de presse. Bismillah dundu gi seer na de lool laas taxe di l'impôt bi nga xam ne moom lañ doon teg na tëj suukar sañ jëlee ca bitim réew dakal nañ ko ëpp baax na ci laax bu tàng de Le Quotidien ne kaa ne suukar soosé nga xam ne nag maanaam moom la ñuy jëlee ca bitim réew waaw yaat wa day dal na ca kaw commerçant ya waaw la sabab nag maanaam ñu dakal loolee mooy suukar si nga xam ne ko njëg la daa mujj yokk ñëf Conseil national de la consommation tey ci talaata ji kon lañ ko convoqué 24 heures yéene kaa ne taxe bi nga xam ne kon daal dinañ koy dakkal ca suukar sa gouvernement au Sénégal bi mbaa du nañoo sukk jébalu nag ci kanamu commerçant yi dogal boobee mën na jural nag ab jee gouvernement bi ci wàllum koom-koom waaw source aana yow nguur gi ñàkk ci lu tolloo juróomi milliards nga naan ma lan 24 heures yéene kaay ne ko may ma yeggali gis nga nguuru Sénégal gii waaw waroon nañoo jéem a roy nag ci Côte d'Ivoire gis nga 2020 gouvernement bi ci boppam dafa tere lépp luy xeetoog suukar suñuy jëlee ci bitim réew daal di ko dugal ci biir Côte d'Ivoire googe fii ak juróomi at yii di dikk yéene kaay gi ne adduna bi yëpp nag laa la wax gis nga fi mu nekk nii réew yi xam nga du ñuy jongante moom seen bopp laa lay wax nii autonomie ci lu jëm nag ci wàllum lekk gi nga xam ne kon nañu koy jëfandikoo bay dundee moo gën lépp Direct News de taxi yi nga xam ne kon daal dinañ koy dakkal nag ci suukar suñu jëlee ca bitim réew gële du waana def lu nu mel réew mi quotidien ne njëg yi ànd ak dal da di farata la de la tee mooy yéene kaa ne ngir puus nag gouvernement bi lée ngir mu yokk njëg yi gis nga suukar si waaw xanaa xamoo leen ne yenn ci commerçant ñoo ko tey daal di koy nëbb ngir suukar si manqué yéene kaa gi ne waaw magasin yi nga xam ne compagnie sucrière sénégalaise moo ko moom la fa nekk ci suukar suñ fa denc toll na ci ñaar fukki junni ak juróom-ñeent laa la wax ci ay tonnes 29 000 tonnes yoo xam ni mën nañ koo dundee lu tolloog weer ak fukki fan ak juróom 45 jours laa la wax évidence yéene kaa ne njëg yi nga xam ne nag maanaam daa yokk lool fépp la nag njëg yëpp a seer Macky Sall day am na lu comité de lool Aminata Assome Diatta dool nañ ko yet nag ca digg boobu ba laa la wax dañ koo assommé Abdoulaye Daouda Diallo daal di nay dakal taxe yi nga xam ne moo taxoon suukar sa yokk njëg yi nga xam ne daa yokk di waaw Assome Diatta xam nga kan la tuumaal corona gi ak jafe-jafe bi nga xam ne dox na suñ diggante ak Mali way Samba mu barak loo ci l'Observateur nee na gis nga ci itam réew gouverner boo koy def nag da ngay mën nag sëkk maanaam jël ay dogal yu ànd ak responsabilité waaye bàyyi xel tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne askanu yëpp ñoo ko bokkandoo intérêt général ba national waaw libération yi ne kaa ne njëg yëpp a seer dund gi dama ne la njëg yëpp a seer ci produit yu baree bari nag laa la wax looloo tax nag ba association commerçant ak industriel yi nee nañu luy nji gouvernement bi moo njàkk waaw sur sa année déggoo leen ma di suukar si de l'impôt bi nga xam ne nañ koo teg nguuru Sénégal gi ñàkk na ci lu tolloo juróomi milliards looloo tax nag ba kor tamadoo Seydi day Abdoulaye Daouda Diallo waaw mu daal di sàkku ci douane bi ñu daal di dakal laa lay wax nii tax ba ca suukar sa fanweeri fan ci weeru août la démb ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre bii di ñëw Sud Quotidien gis nga manifestation yi di dal ci kaw nguur gi lée waaw contestation citoyenne wala politique bu ñu demee nag ba mbedd mi lée di am dëgg ci kaw nguur gi Fatou Ndiaye ne xoolal bouton ba ñu bësoon 23 juin waaye ñaxtu tamit day yàgg na ci réew mi de cosaan la fi de xanaa gisoo leen manifestation 88 ya ak yu 68 ya 16 février 1994 ya nag Mamadou Wane ñu naan ko Mao sociologue la waaw nee na xanaa xamoon leen ne diggante ndaw yi nekk ci réew daax ak nguur gi mais mbir mee yàqu rupture ginnaaw njëg yu seer yoo inondation yi Le Soleil yéene kaa ne Yoff Ouest Foire Dalifort unité 24 ak 25 parcelles ñetti mbaar ci dee caaroy kaw amatul inondation Le Soleil ko wax de sur sa année Touba ña ngay jooy ndax lu tolloo juróom ci seeni doom la inondation yi rey allahu akbar ñaari téeméer ci ay njaboot yoo xam ne ña nga ca mbedd ma critique yéene kaa ne gis nga plan décennal Macky Sall bi nga xam ne liñ ci def ëpp na juróom ñaari téeméer ci ay milliards waaw la ñu soxla day commission d'enquête indépendante la ana xaalis bi na leer tribune yéene kaa ne juróomi ndaw yoo xam ne dañoo lab ci inondation ca Touba googe Dakar Times de gis nga inondation yi la recasement yi ak ndàmp yi ñu leen war a jox train express régional Macky Sall bi dama ne la dugal na
ñëw banlieue bi ci guta souffrance koo xam ni kon maara di gaali laa la wax te ñu ngi waaj élection yi de laaste élection locale yooyu ak certificat de résidence yi waaw gouverneur u Ndakaaru Ndiaye Jël Diop nee na maire yi dootuñu ko joxe yéen kaa gi ne grande coalition de l'opposition ba day danañu ko lancé kon ni ki suba waaye waa PDS day waxaguñ lu leer ne guddi gu bët setagul la ne waa PDS yi safuñu yàpp safuñu jënde Ousmane Sonko investir nañ ko Ziguinchor Cheikh Bamba Dièye ca Ndar 24 heures yéene kaa ne waa gëm sa bopp day fekk nañu rek les 4 grands tribune yéene kaa ne dëgg la parce que lu tolloog fanweeri parti politique ak ay mouvement waaw jox nañu ndigal bu gaan ngay dani mi lée ngir mu dem nag ca grande coalition opposition ba kay l'original bu parcelle bokkoon APR waaw fekk na waa gëm sa bopp day organiser waat opposition bi ak ñu nekkaat benn day dañoo commencé waat à zéro rek l'éternel recommencement Macky Sall day bëggee ko woon nii de parce que keroog ba mu jugee ne dafa bëgg a sànq nañ jiital Pastef ci Ousmane Sonko waaw te la daal di yee opposition bi nga xam ne day pourtant dañ noonu nelaw waaw gis nga ay coalition nag yàgg na fi 2012 ba léegi ni la ña nga ca Moussa Diaw analyste waaw nee na xoolal bu Macky Sall maanaam majorité bi woote waatee rek nga gis yenn ci ay leader opposition bi lée ne mes dem fekki leen Walfadjri ne waaye opposition bi day jaasi dee lañ jël lekk ko seen bopp parce que Khalifa Sall mi lée ak Karim Wade waaw mënuñoo nekk candidat mënuñ sax voté te Ousmane Sonko mi lée ñi ngi ko tegal kon ab dossier Momar Diongo analyste politique la nee na gis nga boo ci génnee Barthélémy Dias ñoom ñi des ñëpp duñ candidat buura fa jaar waaye nag ak seen nekk ñàkk candidat yëpp du ci def dara yàqalu leen dara de ci campagne locale yi Ahmed Fall Braya ca Ndar day Macky Sall dane ko na jàppale kon Mansour Faye waaye Ahmed Fall Braya daa bañ ba tëdd ci suuf laa la wax Direct News ne élection locale yi sa signe waaw waa APR day nee nañ maire ba Thierno Diagne yow moom da ngay wàcc Mamadou Faye kay lañ bëgg a fal foofee ca signe critique yéene kaa ne Aminata Assome Diatta waaw kii daa transhumé mar di Italie waaye bàyyi bi ñoo na ke ak la fa Macky Sall amoon na kës néew daal di daw si Kër Massar kii dugg ci inondation yi waaw moo tey nag parce que bi ñoo ne gële bërëbu Ousmane Sonko la te xeex ak Ousmane Sonko nag beneen affaire la Assome Diatta yaara yi ñëw Kër Massar Sonko rek du ay faux évidence yéene kaa ne ànd defar Kaolack ADK ay jeune te ne nee nañ Serigne Mboup la ñuy jàppale ci élection locale yi la CCBM waaw parce que Serigne Mboup tey est l'incarnation parfaite d'une Kaolack émergente looloy dëgg de yéene kaa gi ne dëkku diine bi la di jaamaal nee nañu seen doom ji Aliou Lo lañ bëgg mu nekk maire ca jaamaal réew mi quotidien ne waaye xale bu jigéen bii doon lee negay lu di jël ay xaalisu kilifa ñetti weeru yàlla lañ ko tëj l'observateur ne Dieyna Baldé day boo sàgganee waaw danañu ko tëj na juróomi atu yàlla ci kaso bi allahu akbar 5 ans maa la ko wax moom Dieyna Baldé 24 heures yéene kaa ne Lambaye day département Bambey waaw askan wa jug nañu taxaw yorin gu bon goo xam ni moom la Aquatec yor nag ndox moo mais l'observateur nee na Sen'Eau daal di nañuy dellu soit nag ak ay factures yoo xam ni non lii jéggi na dayoo ay factures yu seer lool ca yàlla waaye gis nga facture ndox mi ak lu mu seer te waxuñ ci suñu pétrole bi njëg yi dafiy gën a seer rek waaw parce que suul gaz du ko tere xañ te 3e mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal Mokhtar construction di yëngu ci tabax ay cité centre commercial ak it terrassement moo leen doon may seen revue de presse. jaajëfal El Hadj Ahmed Aidara jaajëfal leen bu baax ci teelu bi bii la jotaay xibaar faloonu ko Ndar Keppe laata ñu koy yëkkati na jàppale ne am na benn accident bu ñu wax ne kon moo am jamono ji bu xaw a métti booy génne sortie péage bu Kër Massar benn Njaga Njaay moo daanu bëri na si nag ñu nga xam ne jël nañ si ay gaañu du ñàkk Aba Diatta ma nga xam ne moo jox information bi di ngeen a ndax moom ci kanam tuuti ci 89.7 Zik FM programme bi sax dafay wéy ki Zik FM El Hadj Ahmed Aidara équipe am seen émission tës si kanam tuuti Miss Météo Asma Khadija di ngeen a ndax moom la belle voix ci seen émission suba teel kanta ñun nag équipe la matinale di leen jox rendez-vous ëllëg pour la 3e incursion de la semaine soyez au rendez-vous bi 6h30 la ba 8h30 jàngeen jëf kenn dal ak jàmm ma leen koy ñaanate di ko sàkku si yéen